salaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatu ñoo ngi leen nuyu fii leen nuyoo fii si seen télévision Moubarak TV tey jii ñu am mbégte bu baax mbégte bu yaatu def seen premier numéro bi nga xam ne mi ngi tudd émission noo ko dundee tey jii ñuy dund nag ñëw fii si hôpital Hann Luc de Diourbel war a seet keek waxtaan ki nga xam ne moom mooy kilifa bërëb bi di docteur Amadou Dieng nekk directeur hôpital Hann Luc de Diourbel war a visiter ay salles yoo xam ne ay salles yu am solo la yoo xam ne réalisation bi nga xam ne docteur Amadou Dieng moom la réalisé depuis ba mu toogee fii si hôpital Hann Luc waaye balaa boobu dañ leen di jox li nga xam ne moom mooy bilan Covid 19 bi nga xam ne tey jii tombeek alxames ñaari fan si weeru juillet nouveau cas confirmé di 3 cas communautaires tey ñu am li nga xam ne mooy benn décès am benn guéri kenn ku wér au CTT depuis le début bu nga xam ne pandémie bi commencé na soo xool si xayma am neen fanweer ak juróom-benn cas si nga xam ne moom mooy cas Covid 19 yu ñu confirmé am neen fukk ak ñett transmission communautaire am neen 23 cas contact am neen li nga xam ne moom mooy ñeent ñi nga xam ne faatu neen si Covid 19 fii si département bu Diourbel am neen aussi 24 sous traitement si kanam tuuti incha allah rabi dinaa ànd ak sama caméraman sama cadreur Gora Diallo ak sama assistante Fama si réalisation bi Babacar Sall kon Gora da nga ñuy topp rek ñu dugg si bureau bi nga xam ne mooy bureau directeur docteur Amadou Dieng sekk ak moom waxtaan acca Gora ñu dem topp ma. asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatu yéen a ngi ànd ak seen télévision Moubarak TV tey jii ñu am mbégte ak contentement bu baax ñëw seen premier numéro seen émission noo ko dundee tey jii ñu fas yéene ko def fii si hôpital Hann Luc de Diourbel di sekk ak waxtaan ki nga xam ne mooy docteur Amadou Dieng nekk directeur hôpital Hann Luc de Diourbel tey ñu na waxtaanee si ay ponk yu am solo yu jëm si li nga xam ne moom mooy Covid 19 bi ak li nga xam ne moom mooy ay projet yu jëm si hôpital Hann Luc de Diourbel docteur Amadou Dieng ñoo ngi lay nuyu. di nuyu également auditeur Moubarak TV di rafetlu également invitation bi et puis di la remercier yow également bi nga tànnee sa première émission pour ñëw def ko fii si hôpital Hann Luc bu Diourbel. mi ngi noonu kooku moom mooy docteur Amadou Dieng nekk directeur Hann Luc bu Diourbel docteur dañuy ñëw rek si wàllu Covid bi tey jii est-ce que mën nañ xam lan mooy taxawaayu hôpital Hann Luc de Diourbel si pandémie bi nga xam ne mooy coronavirus. waaw hôpital régional bu Diourbel depuis le début de la pandémie mooy bi en tout cas mbas mi commencé fii si Sénégal ñun ñu ngi si xeex bi boobu ba léegi. depuis mois de mars ba léegi et je pense que en tout cas si tàmbali ba rek instruction yi nga xam ni moom la ministère de la santé joxe woon si wàllu organisation bi ñu waroon mettre en place ñun dañ ci daal di jublu wut benn comité interne boo xam ni mooy topp mbas mi si biir kër gi man sama bopp ma jiite ko nekk président bi ñu jël docteur Sène bi nga xam ni mooy anesthésiste réanimateur bi également moom si boppam mu nekk coordonnateur bi comité boobu nag nekk di xeex di mettre en place di def lépp loo xam ni mesure la yoo xam ni ministère jëloon na ko si wàllu feebar bi boo seetloo si tàmbale ba commencé woon nañu def li ñuy wax thermoflashage nga xam ni si bunt bi kuy dugg dañ lay thermoflasher ba xam est-ce que sa yaram tàng na wala tàngul sa yaram bu tàngee ñu daal di lay ber ba nga xam ni gëstu ba xam est-ce que feebar bi la wala du feebar bi. defoon nañ fi également renforcer lavage des mains parce que feebar bi également daf ci raxas loxo daf ci am solo trop si wàllu xeex feebar boobu je pense que dañu renforcer woon point d'eau yi ak disponibiliser lépp loo xam ne mooy produit hygiène moo xam saabu la moo xam eau de javel pour que nit ñi mën a di raxas seen loxo également mais yemuñu foofu kese parce que li ñu ministère waxoon mooy il faut que ñu wut benn site d'isolement site boo xam ni également képp koo xam ne dañu ñott si yow feebar bi foofu lañ lay dugal le temps que ñu mën a xam lan moo nekk ci yow loolu également dañ ko daal di aménager pédiatrie bi ñu xalaatoon ubbi ko ñu mujj ko bàyyi parce que bâtiment la bu pare woon boo xam ni li si desoon rek mooy ubbi déplacer pédiatrie bu yàgg ba indi ko si pédiatrie bu bees bi mais malheureusement comme sa mbas mi daf ñu daboon dañu obligé bâtiment boobu ñu garder ko pour mën ko def site d'isolement loolu également def nañ ko donc yooyu mooy mesures yi nga xam ni tamit il fallait que d'emblée dès le début ñu def ko mais surtout protéger le personnel
et je pense que tout au début dañu daal di jël suñu xaalis bopp xaalis hôpital xaaruñu état xaaruñu dara ñu jël si lu mat 3 ba 4 millions yoo xam ne dañ ko jëndee ay matériel lépp loo xam ni dafay jëm si wàllu masque ñu jox ko personnel bi pour protéger leen lépp loo xam ne dafay dem ci solution hydroalcoolique loolu également unité bi ñu amoon bi nga xam ni ñun ñoo ko doon defaral suñu bopp dañ ko reprendre pour fexe di ko produire pour que di ko mën a jox personnel bi pour que ñoom également ñu mën a am solution hydroalcoolique bi nga xam ni ñoom la ñuy raxasoo seen loxo et cetera. donc ñu créer organisation également ci kër gi pour voir le circuit du malade fan la malade bi di jaar pour gën a améliorer également prise en charge donc loolu daal ci tàmbale ba loolu daal mooy li nga xam ni fii ci hôpital Diourbel depuis le début loolu mois de mars la ñu ngi ko doon def. bi ñu demee ba mars jeex Diourbel bëriwul woon ay cas avril tamit daanaka cas yi amul woon lu bëri à Diourbel boo xoolee mars avril mois de mai sax taxul cas yi taxaw bëri mois de juin bi daal si la affaire yi takkarnaase si biir département de Diourbel ci la ñu commencé gis ak ubbi bi nga xam ne moom la gouvernement bi ubbi ak déplacement yi commencé ci la ñu gis ni nag cas yi nag commencé na tàmbale si hôpital régional de Diourbel ak si Diourbel de manière générale parce que ku seetlu gis nañ ni feebar bi fi mu nekk nii mi ngi biir Diourbel. tey soo ñuy defee li nga xam ne moom mooy bilan ndax mën nañ xam ne depuis Covid ba mu commencé le 2 mars jusqu'à tey ji nga xam ne moom la am ñeenti weer ci Sénégal ñaata cas la Diourbel am rawatina hôpital régional bu Diourbel. mu xëy na man su may wax damay wax sama bilan hôpital parce que loolu laay mën a maîtriser mais bilan global bi médecin chef de district sanitaire bi moom moo koy gën a mën a maîtriser je pense que docteur Ndiaye suñ ko laajee moom mën na joxe bilan global bi mais man li ma mën a wax mooy li xew ci hôpital bi parce que bi mu tàmbalee ak léegi def nañu une centaine de tests exactement 106 tests yoo xam ni def nañ ko fii ci hôpital Louké nga xam ni ay tests la yoo xam ni da nga koy njort ci malade bi nga xalaat ni est-ce que am na feebar bi walla amu ko su ko defee nga dem jéem ko tester ba xam donc def nañ ci téeméer ak juróom-benn yoo xam ni def nañ ko ci biir téeméer ak juróom-benn yooyu juróom-ñeent yi ba fi may wax démb juróom-ñeent yi dañu positif dañu am jàngoro ji te juróom-ñeent yooyu am na ci ñoo xam ni ñu ngi tane am nañ ci yoo xam ni yóbbu nañ leen Touba pour ñu faj leen et cetera donc loolu mooy juróom-ñeent yi nga xam ni am nañ ko ci biir kër gi ñi nga xam ni test yi dafa positif mais ñaar fukk ak juróom-ñett mooy 28 ñoom testé nañ leen ñu négatif waaw ñoo xam ni amuñu feebar bi yeneen test yi ñuy def nag parce que personnel bi parfois dañu nekk en contact avec yenn maladies ñu njot ci ñoom ni dañu positif wala est-ce que positiful est-ce que wàllu duñu personnel bi est-ce que wàllu ñu leen personnel bi rek def nañu 62 tests yoo xam ne ci biir personnel bi lañ ko def c'est-à-dire ñi nga xam ni dañu xalaat ni xëy na defuñu woon defoon nañu nànk et cetera mais puisque yow feebar bi xamuloo kenn xamul da ngay jàpp ni bu fekkee personnel bi nekk na en contact te li ñuy bañ également bëgguñu personnel bi nekk vecteur donc dañuy obligé tester leen mais bi ñu leen testé également 62 def nañ ci test mais malheureusement am nañ ci kenn koo xam ni ci biir test yi moom dafa positif mu nekkoon personnel contact ci benn malade boo xam ne dañ ko identifié woon moom testam ñëw positif mais ñi ci des yëpp test yëpp yi ci des yëpp dafa négatif mu tolloog fanweer ak ñaar ci personnel fanweer ak benn yi négatif benn bi moo positif donc loolu daal mooy globalement bilan bu ñuy wax en termes de chiffres yi nga xam ni moo nekk hôpital Diourbel ci wàllu mbas mi bi ñu tàmbalee mois de mars ba léegi. ki nga xam ne moom mooy réseaux sociaux yi dañuy gis ñuy bind ci wàllu personnel boobu ngay wax muy personnel santé bi nga xam ne tey jii moom nga jiite ñu ne 9 personnes dañ ci positif loolu lan nga leen di tontu parce que jot nga ko leeral sax mais parce que am na ñoo xam ne peut-être xamuñu mais ki nga xam ne moom moo war a wax muy le directeur de l'hôpital est-ce que loolu réseaux sociaux yi di bind lu wér la. waaw loolu de yaa ma ko xamal sax man xëy na dégluwuma ko mais hôpital Diourbel daal li ñu mën a wax te mu leer te muy dëgg am nañu benn cas de personnel boo xam ni moo ci positif te kooku dafa nekkoon contact gu malade boo xam ni dafa amoon affinité ak moom gënoon sawar ci malade bi que yeneen malade yi parce que dëkkandoom la woon je pense que loolu sax xëy na moo tax xëy na attention yi ma waroon jëlu ko kooku moo ci positif te kooku mi ngi nekk ci service de médecine interne service boobu la ñu enregistré benn cas boo xam ni dafa positif mais yeneen tests yi ñuy def yëpp ci personnel bi dafa négatif mun naa jël exemple malade bi nga xam ni parce que xam nga malade yi nee naa la juróom-ñeent la ñu ñi ci ëpp bu ñu ñëwee ci 24 heures yi bu ñu leen suspecté dañuy daal di am seen résultat ci 24 heures yi ñu xam malade bi fu mu toll
su ko bu ñu xamee malade fu mu toll su ko defee personnel bi daañu xam ni ñuy taxawee ak malade bi donc boo xoolee daanaka malade yëpp ñi si ëpp si juróom-ñeent yi daanaka dans les 24 heures dañuy am seen résultat am na ñaari malade yoo xam ni ñoom la ñu xaw a yéex a xam est-ce que am nañu feebar bi wala amuñu ko mais boo xoolee ñaari malade yooyu benn bi malade de réanimation la beneen bi mooy malade bi mu la wax ni dañu ñott ni moom moo wàll infirmière boobu donc parce que malade bi ñu ñott ni moo wàll infirmière bi def na fi ñetti fan ñu doog ko testé diggante boobu xëy na nit ñi attention yi ñu waroon jël duñ ko jël malade bi nekk réanimation def na fi juróomi fan ñu doog ko testé donc xaw nañu yéex a xam feebar xam li koy waral nag mooy hôpital dafay bëri nit chaque jour boo xëyee da nga am 200 ba 250 personnes yoo xam ni dañ fi ñëw mënoo testé ñëpp mënoo ko njott si ñëpp te am na yenn cas yoo xam ni médecins yi sax dañ ciy werante ba xam jar nañu testé wala jarul ñu testé mais su ma jëlee cas bi nga xam ne moom lay wax réanimation cas boobu xam nga malade boo nekkee réanimation nga sonn ni ñu lay toppatoo sa kër ni ñu lay toppatoo fii si hôpital dañ la ko toppatoo sa kër parce que dañ lay sang dañ lay puudar dañ lay sang daal c'est-à-dire vraiment gestion bu mucc ayib moo ci am parce que li ñuy wax nursing dañ koy defal malade bi mais boo xoolee malade boobu ñi nekk réanimation yëpp defal nañ ko loolu parce que def na fa 5 jours équipe de garde yi dañuy relayante ku nekk di ñëw di def loolu mais malade boobu malgré proximité bi mu amoon ak équipe de garde yi mais 11 personnes yi ñuy testé réanimation ñoom ñëpp dañu négatif ça veut dire que maladie bi boo jëlee say mesures barrières di sol sa masque di raxas say loxo di moytu li nga war a moytu mën nga si mucc loolu mooy wane ni mesures barrières yi ñuy wax dafa efficace parce que góoma ni ñoom nañ doon sangee malade bi si biir hospitalisation bi seen waa kër defee nañ ko noonu si biir kër ga et preuve bi ñuy mën a wax ni également ñoom bi ñuy waxee ni malade boobu dafa positif dañuy jox dossier bi district sanitaire ñoom bi ñu jógee foofu dem district sanitaire def test si biir kër gi waa kër ga dañoo positif loolu may wane ni malade bi dafa amoon feebar bi laata muy ñëw fii hôpital parce que bu dul woon loolu ñun suñu personnel wala bu fekkee dañu xalaat ni fii lañ ko jëlee parce que am na ñuy xalaat loolu boobaa également ñun personnel bi dañuy positif je pense que ñi ko doon jël en charge yëpp taxawul amul kenn ku si positif ñëpp ñoo négatif. di leen fàttali yéen a ngi ànd ak seen télévision Moubarak TV tey jii ñu ñëw fii si hôpital Aristide Lô de Diourbel war a sekk ki nga xam ne mooy waxtaan docteur Amadou Dieng nekk njiitu hôpital bi ñuy waxtaanee si wàllu pandémie bi di coronavirus nekk loo xam ne sunu premier numéro la ñu taamu nag defee ko fii si hôpital Aristide Lô de Diourbel ba tey docteur dañuy ñëw si li nga xam ne moom mooy communication ndax dañu gis ne ñu bëri xamuñu ne peut-être district sanitaire moom moo géré Covid bi entre district sanitaire ak hôpital kan moo géré Covid bi ak tey jii lan mooy seen taxawaay yéen ñaari structures yi parce que hôpital bi hôpital régional la mais les districts sanitaires la mais ñu bëri lu ñëw rek ñu xëpp ko hôpital loolu lan nga siy communiquer. mais d'accord dinaa ñëw si loolu mais dama bëggoon mottali tuuti également si wàllu bilan bi peut-être dama ko fàtte tuuti parce que quand même loolu lu ñu war a wax la si gestion Covid bi biñ ko tàmbalee ak léegi malheureusement am nañ ci ñetti décès loolu également lu jar a wax la te ñetti décès yooyu dañuy profité si seen antenne di jaaree seen mbokk di leen massawu di ñaan ñi nga xam ne ñoo fi jógee yàlla xare leen àjjana di wax ni rek bu ñu seetloo ñoom ñëpp ay mag lañu koo si gis am na 80 ans ak lu teg ça veut dire que feebar bi mag ñi lay sonal beneen aspect bi may wax tamit mooy boo seetloo li ci ëpp dañuy yéex a ñëw si stade boo xam ni daanaka buñ fi defee genn wàllu bés wala 10 heures de temps dañuy daal di décédé ça veut dire que kooku ku yéex a jóg la parce que yéex a jóg bi tamit mooy indi yenn problème yi parce que xëy na feebar bi dëgg la mais am na lu ci nit ñi mën ba léegi xëy na grippe la mën na sonal nit mais boo teelee jóg yàlla mën na la may nga mucc la preuve ñun am nañu malade boo xam ni malade bi may wax ni moo nekkoon réanimation malade boobu dafa malade bu grave la woon mais tane na ba génn këram ba ñibbi ça veut dire que même malade yu grave yi ñu ngi tane malade boobu li mu amoon ci feebar ku ko njottoon au début da nga naan xëy na du ci génn boo gisee âge am gis li ñuy wax pathologie bi mu amoon mu nekk pathologie cardiaque mais teewul bi ñu ko jëlee en charge mu teel a ñëw ñu réanimer ko
malgré risques yi personnel bi jël heureusement kenn infecté wu ci ñu yóbbu ko centre de traitement bu Touba mais dafa tane ba génn ba ñibbi këram. Ça veut dire que teel a jóg boobu également dañ ciy ñaan askan wi ñu xam ko maintenant si wàllu communication ñun li ñu ci mën a wax mooy c'est-à-dire xam nga hôpital li mu mën a communiquer mooy vraiment li muy gérer si biir kër gi parce que man dénkuñu ma santé bu région de Diourbel santé bu région de Diourbel médecin chef de région lañ ko dénk moom mooy centraliser région de Diourbel bi yëpp mais district sanitaire bu Diourbel moom mooy centraliser département bi ak centre de santé ak poste de santé yi ci nekk donc information yi jëm ci Covid bi de manière globale sur le département moom moo ko mën a am man mënu ma ko am parce que man mënu ma ko centraliser mais par contre s'il y a des informations yoo xam ne dafa lié directement ak hôpital comme bilan bii ma la jox muy bilan hôpital ci Covid bi loolu man mën naa ko maîtriser buñ ci laajee également mën nañ ci tontu et dire que également amul dara loo xam ni dañ ko ciy làq-làqal li ñu bëgg rek mooy ku nekk mën a aar sa bopp ñu def prévention ñu wax leen également li ci nekk nit ñi mën a moytu parce que feebar bi tamit toll na foo xam ni comme ni nga ko waxee sànq président nee na il faut apprendre à vivre avec le virus il faut ñu dugal ko suñu pratique nit ñi dédramatiser ko parce que dañ ci communiquer ba fi nekk nii ñëpp a tiit alors que en réalité boo jëlee 80% ñi nga xam ni mi ngi leen di dal daanaka du ñu am benn problème mais par contre ñi muy dal ñooy wàll mag ñi wala ñi nga xam ni dañu am yeneen feebar yu lalu seen biir yaram su ko defee mu sonal leen lor leen ba faat leen te loolu nag niveau de responsabilité bi ñun ñëpp dañ ko war a am parce que aujourd'hui bu fekkee man xale laa jàpp naa ne sama yaram am na kàttan feebar bi mënul lu ma dara daf may romb rek bàyyi ma mais su ma demee kër ga yóbbu fa jox ko mag ñi mu faat leen loolu tamit problème la te boo compiler 20% yooyu nga xam ne ñooy mag ci biir kër yi ak ñi nga xam ne dañu am yeneen feebar dafay bëri ci askan wi te loolu tamit day créer beneen catastrophe boo xam ni ñun suñu dëkk àttanu ko donc devoir de responsabilité individuelle boobu day daal di dëkk ci nit ku nekk nga war a protéger pour bañ a jël virus bi mais nga war a protéger également ñi nga xam ne ñoom nga dëkkal surtout mu nekk suñuy waajur suñuy mag suñuy voilà am di jàmm ñoo xam ne ñooy dëkk ak ñoom te ñoom vraiment sonn nañu ci feebar bi. ban conseil ngay jox sénégalais yi nga xam ne de manière générale ak ñun ko sañu wax ñu nga xam ne daanaka relâché nañ léegi depuis le président ba mu waxee dañ jéem a dund li nga xam ne ak mooy jàngoro ji tey jii gis nañ ñu bëri lu ñu daan def si gestes barrières yi bàyyi neen ko te jàngoro ji mi ngi fi chaque jour ministre de la santé si communication muy affaire yi di gën a jolli di gën a bëri tey jii ban conseil ngay jox ñooñu directeur. non fi mu nekk nii moom. li fi des xam nga président dafa ne nañu dund avec le virus mais waxul ñu relâché wu parce que nag relâchement moom baaxul parce que fi mu nekk nii problématique bi nga xam ni moo ci nekk bu ñu relâché woo contamination bi day gën a yokk te bu contamination bi gënee yokku mbir mi day gën a metti ci askan wi impératif économique parce que ñun ñëpp comprendre que nit ñi président li mu ñu wax tëju bi ak système économique Sénégal nu mu mel nga xam ni dafa informel ku nekk da ngay kërti chaque suba pour wuti li nga am boo leen tëjee nit ñi dañu sonn ak xiif ak mar loolu je pense que nit mën na ko nangu mais par contre jox naa la exemple bi ñuy am ci biir kër yi nga xam ni malgré malade bi xamuñu woon ni am na ko ñu jël suñu mesure barrière jël ko en charge ba mu dugg ba génn te ba wàllul kenn ça veut dire que les mesures barrières sont extrêmement efficaces te loolu askan wi ku nekk ci ñun war na mën a fexe ba di respecter ak mesures barrières yi di sol masque je pense que loolu c'est extrêmement important waruñu dugg dans un espace public te soluñu masque waruñu également di toog te duñu raxas suñuy loxo parce que feebar bi manu porté boobu c'est-à-dire loxo yu setul nga teg sa loxo ci ubbi portière nga ubbi loquet keneen ñëw ubbi loquet wala nga yéeg ascenseur laal ascenseur bi am feebar bi keneen ñëw laal ko genre surface de contact yooyu dafa nekk surface yoo xam ni vraiment day nekk surface de contamination donc il faut que ñuy raxas suñu loxo fréquemment parce que virus bi ñemewul saabu ñemewul ndox ak eau de javel te loolu wax dëgg yàlla yomb na ku nekk mais beneen bi également mooy distance sociale bi bu ñuy dànnante suñu diggante duñ ko wàllante parce que nit ñoo koy wàllante virus bi pour mu mën a dund il faut mu dugg ci beneen nit pour mën a dund donc bu fekkee nit ñi wàllante wuñ ko rupture de transmission bi day am bu rupture de transmission bi amee également contamination bi dafay stoppé wu donc il faut que également ñuy jël suñu distance loolu également daf ci am solo et je pense que loolu ndax wax dëgg yàlla
jafewul jafewul parce que nag ku nekk mën na moytu voilà wàllante boobu et ku nekk su ko defee problème individuel dafay nekk une solution collective et bu nekkee une solution collective affaire bi daf fiy jógee forcément parce que gis nañu dëkk développé yi xaw na fa wàññeeku lu bëri Chine bi nga xam ne moo ñu koon jël ñoom ci seen discipline may na leen actuellement daanaka feebar bi mi ngi fay jeex ñun nag ñoo ko desee mun nar fi nekk endémique dugg fi rek bañ fi jógee te ñun attanuñ ko parce que ni ñuy dundee suñu méthode de vie may ñu yàgg ak moom normalement dañu war a discipliné wu sàmm mesure barrières yi su ko defee feebar bi mën fi jógee et je pense que loolu vraiment moo fi des fi mu nekk nii parce que dañu nekk ci phase de transmission communautaire boo xam ni fi mu nekk nii virus bi moom mi ngi wër ku nekk mën na tas ak moom donc li la ci mën a aar rek ak musal la ci mooy nga fexe ba respecter mesures barrières yi te une fois de plus ces mesures barrières sont extrêmement efficaces. Directeur li nga xam ne moom mooy cas positif yi ndax am na ñu nekk fii si hôpital Angélique de Diourbel wala suñu amee cas positif da ngeen koy yóbbu fële nga xam ne mooy Touba. xam nga actuellement ministère mooy définir politique prise en charge Covid bi donc pour le moment dañu ubbi centre de traitement bu yaatu au niveau de l'hôpital Matlaboul Fawzeyni mu nekk centre bu mag parce que ñoom tam daf leen fekkoon ñuy tabax benn bâtiment R+4 boo xam ni daanaka pare woon na mbir mi dab leen ñoom tam ñu transformé ko def ko Covid te centre de Covid yi dafay nécessiter ay moyens yu dul jeex parce que centre bi sax dafa autonome bokkul ak dara ak hôpital bi man su ma doon ubbi centre tey jii centre bi dafay am médecin chef boo xam ni ministère moo koy nommé bien que man maa ngi koy jox local yi xëy na su ma amee personnel ma dolli leen mais dañuy am autonomie boo xam ni ministère moo koy gérer directement donc ñoom ministère tamit mooy définir fan la ñuy ubbi centre ak fan la ñu dul ubbi centre donc pour le moment centre bi nga xam ne moom la ñu choisir ci région de Diourbel mooy centre Matlaboul Fawzeyni donc mi ngi Touba te macha allah saa yu amee malade ñoom bu ñu leen woowee coordonné ak ñoom dañuy daan yóbbu foofu malade bi donc pour le moment hôpital Diourbel amagul centre de traitement mais nag bu mbas mi di continuer ba autorités yi gis ni xëy na toll na foo xam ne war nañu ubbi centre de traitement à Diourbel wala xëy na centre de traitement bu Touba débordé na il faut ñu wut feneen du ñàkk également ñu ñëw seet si ñu et puis boobaa également ñu xool ak ñoom naka la ñuy ubbee centre de traitement fii ci hôpital régional bu Diourbel. Directeur ci débordement bi dañ lay wax parce que chaque jour su ministre de la santé ci communiqué am dañuy gis ne mbir mi ngi gën a yokk gisuñu benn yoon depuis le 2 mars ba tey mu am 4 mois gisuñu benn yoon mbir mu wàññeeku est-ce que jaaduwul su ne Dakar Diourbel région de Diourbel la ñuy wax teg ci région de Thiès ci wàllu kaaw Covid bi est-ce que jaaduwul nag ñu tijji li nga xam ne moom mooy salle de santé bi nga xam ne pay képp koo xam ne am nga jàngoro ji ñu mën laa faj Diourbel mais lu am rek ñu yóbbu ko Touba est-ce que loolu jaadu nag région bi di Diourbel. waaw mais xam nga une fois de plus xëy na Touba moo fekkoon comme ni ma ko waxee sànq ñu am infrastructure boo xam ne moo gën a yaatu fii parce que Matlaboul Fawzeyni une fois de plus nee naa la bi mbir mi di tàmbale dañu amoon benn bâtiment R+4 boo xam ne ñoom ñu ngi ko doon tabax et je pense que sotti ci ak def la ci parce que dañu nekk ci benn système de santé boo xam ni daanaka lépp système bi ñoo bokk système de santé la l'essentiel mooy nañu am solution pour maladie et bu jaree également ñoom bu ñu demee ba gis ni jar nañu ubbi fi centre de traitement tamit également moom incha allah daañu ko fi ubbi mais li ma mën a wax mooy même stratégie ministère bi fi mu nekk nii xaw na soppeeku tuuti parce que ñoom bi ñu xoolee ba xool wax naa la daanaka 80% des cas yi nga xam ne dañuy gis c'est des cas yi nga xam ni mën nañu wax ne ñu ngi ak jàngoro bi mais feebaruñu c'est-à-dire du feebar bu leen tëral ba nga xam ne day jar ñu hospitaliser na wala yooyu donc fi mu nekk nii ministère mi ngi di commencer développer ce qu'on appelle la prise en charge à domicile donc loolu tàmbale na c'est-à-dire aujourd'hui bu fekkee vraiment da nga nekk ak jàngoro ji ñu gis ni sonalu la defu la dara dañ lay dugal sa responsabilité individuelle nga xool jox la ay garab wala jox la ay conseils nga dem kër ga mais ce qui est essentiel mooy nga mën a fexe ba doo wàll keneen surtout ba doo wàll ki nga xam ni daf koy feebar bi daf koy lor même am na protocole yu bees yu génn yoo xam ni vraiment ministère mi ngi revoiraat système bi parce que ñu ngi commencé yàgg ak feebar bi ñu ngi koy gën a xam et normalement stratégie bi également dañ koy redéfinir par rapport ak li nga xam ni moom la ñuy observer sur le terrain te loolu nag mooy vraiment bu fekkee feebar bi sujet jeune la wala bu amul benn feebar daanaka li gën a garaaw sax mooy je donne un exemple aujourd'hui bu fekkee da nga am diabète nga ragal Covid bi ba ñëw fajuloo
ragal bi nga ragal Covid boobu moo la nar a lor que Covid bi si boppam. parce que boo ragalee Covid bi sa diabète dina jóg ba déséquilibré te bu diabète bi déséquilibré Covid bi bu fa duggee foofu la lay sonalee. bu fekkee diabète bi normal sax man li ma seetlu sama seetlu bopp la ñi nga xam ne dañu am diabète bi normal Covid bi bu duggee si ñoom du leen sonal. ça veut dire que nit ñi seen maladie chronique yooyu ñu yoree war nañu mën a jóg faju ko normalement ba ñu nekk dans des situations normales bu fekkee tension la nga fexe jël sa garab ba sa tension normale bu fekkee diabète la nga jël sa garab ba sa diabète normal su ko defee même xëy na boo amee malchance taseeg jàngoro bi mën na la bañ a sonal parce que ni mu lay sonalee day fekk nga nekk dans des situations de déséquilibre yoo xam ne mu ñëw dugg si situation boobu gën la sonal loolu moom ay observation personnelle la et pour dire que ñi nga xam ne dañu am pathologie chronique ñoom dañu war a continuer seen faj parce que ragal bi ñu ragal ñëw faju ci naan su ma ñëwee hôpital feebar bi wàll ma fekk ñu yor lu gën a garaaw Covid bi loolu moo leen di lor que plutôt Covid bi donc loolu également lu jar a wax la. waaw si kaw loolu la ne dañuy wax ne ñi nga xam ne moom mooy population bi waxuma la sax hôpital mais li nga xam ne mooy dispensaire rek yooyu kenn dematu fa ngir li nga xam ne moom mooy Covid bi est-ce que loolu aussi mënta indi beneen njeexital si wàllu li nga xam ne moom mooy seen wàllu wér-gu-yaram. waaw mooy li may wax nii rek il faut que population bi changer mentalité parce que li fi nekk nii kenn xamul kañ la fiy jógee. yàlla rek xam dañuy ñaan yàlla musal ñu fi mu teel fi jógee parce que ñun tam li tax mu sax fi suñu comportement la ak suñu méthode de vie sociale Sénégal da ngay dugg si kër yi xëy na ñaar fukki nit nga fay fekk wala ñaar fukki nit ak juróom boo demee France wala yeneen dëkk européens yi bu kër ga bu lu mu bëri ñetti nit nga fay fekk xam nga loo xam ne day wàllante si nit dafay neex a gérer donc mais vraiment dafay difficile suñu réew yi li ñu mën rek comme ça mi ngi fi te xamaguñu kañ la fiy jógee te nit ñi ragal nañu mu nekk maladie bu endémique am na ñuy projeté sax ba ne xëy na déwén ci année bi dina fi nekkaat donc il faut que également ñi feebar ñu jóg faju ji ñi am tension ñu ñëw faj seen tension ñi am diabète ñu ñëw faj seen diabète ñi am leneen ak leneen ñu ñëw faj seen diabète ñi doon accoucher dañu ñëw accoucher ñi daan am doom ñu war leen opérer dañuy ñëw am doom ñu opérer leen donc il faut que ñu intégrer virus bi ci suñu mode de vie ak suñu activité de tous les jours du tere nag ku nekk di moytu ki nekk di muslu ku nekk di respecter les mesures barrières comme ni ñu ko waxee woon pour que mu bañ a continuer di law parce que une fois de plus responsabilité individuelle boobu dañu toll ci phase boo xam ne daf ci am solo nit ku nekk dafa war a taxaw ne man kat su ma ko amee tamit du ma ko wàll keneen su ko keneen amee tamit du ma ko wàll et je pense que bu ku nekk defee noonu léegi feebar bi jóge fi incha allah. léegi feebar bi jóge fi directeur est-ce que feebar bi jóge gum na fi léegi parce que gis neen li nga xam ne moom mooy cas contact yi yéen a ngi ko dem gérer cas communautaire yi mi ngi gën a law waaye li ci gën a doy waar mooy cas importé yi mi ngi dellusiwaat loolu lan lay expliquer. waaw xam nga mooy ubbeeku bi rek je pense que man li ma dégg ci mesures yi également ci cas importé yi surtout fi mu nekk nii Sénégal dina exiger képp koo xam ne da ngay jóge extérieur nga indaale benn bilan de santé buy wane ni ci une semaine bii ñu weesu def nga test Covid mu négatif. je pense que loolu finalement parce que yeneen dëkk yi également xëy na ñun Sénégal amaguñu test rapide xëy na foofu la ñu jëm ci weer yi ñu ñëw parce que loolu tamit xëy na bu ñu ko amee dina révolutionner prise en charge bi. mais possibilité bi également mooy bu ñu au-delà de loolu ñuy exiger ñi nga xam ne ñooy jógee extérieur pour ñu am test négatif bu ñu demee ba am test rapide test boo xam ne xëy na soo ko defee quelques minutes après nga mën a am résultat yi loolu également dina yombal prise en charge bi ci frontières yi ak prise en charge bi ci hôpitaux yi mais cas importé yi parce que xam nga Covid bi difficulté bi majeure mooy dafay tukki xam nga jamonoy Ebola li taxoon peut-être feebar bi explosé wul comme noonu boo xësee ba am Ebola yow dootoo demati fenn feebar bi dina la téye ba doo bouger mais Covid moom soo ko amee mën nga bu fekkee loru la wala nga nekk porteur asymptomatique mën nga jël avion nga dem sa yoon su ko defee nga wàll ko ñoo xam ni ñoom feebar bi dafa leen di sonal donc en tout cas mesures yi nga xam ni moom la état bi war a jël mu accompagner mesures yi nga xam ne moom la jël pour alléger la souffrance économique des populations yooyu également ministère de la santé ak acteurs yi nga xam ne ñoo ci yëngu daañu continuer di ko jël pour que propagation bi gën a wàññeeku parce que une fois de plus stratégie bi nga xam ne moom la ñu lal mooy stratégie communautaire bi il faut que ñëpp jàpp ci fi mu nekk nii mooy yéen presse bi bàjjenu gox yi relais communautaires yi ASC yi nekk ci quartier yi il faut ku nekk ci population bi di wax li ma wax sànq mooy bu fekkee ku nekk def nga li nga war a def individuellement et foofu la enjeu bi nekk c'est-à-dire individuellement ku nekk def li nga war a def je pense que mën nañu virus bi dafa war a jóge mais bu amee ñu bàyyeeku nekk facteur de contamination
loolu day indi problème ba léegi problème bi dafay des moom bu fekkee dañu bàyyeeku comme ni nga wax relâchement boobu ku nekk yaakaar ni xëy na voilà war naa mën a def lu ma neex du ma respecter gestes barrières yi du ma sol masque du ma raxasu moom feebar bi moom dafa jógeegu fi boobaa. gis nañ ne hôpital bi am na fu mu tolloon am na foo ko fekk waaye am na foo ko yóbbu tey suñu waxee yan projet la directeur naal si hôpital bi yoo xam ne lu nu mën a teg suñu bët la lu nu mën a dut baaraam la leen nga nuy expliquer. xam nga dañu jàpp ni hôpital Diourbel war na bokk ci hôpital yu gën ci hôpital yi war nañu mën a jógee niveau 2 bi ñu nekk yóbbu ko niveau 3 niveau 3 nag suñ koy wax mooy comme hôpital Dantec comme hôpital principal comme hôpital Fann c'est-à-dire hôpital Diourbel dafa war a bokk ci hôpital yu mag ci Sénégal man loolu mooy sama vision loolu mooy sama gis-gis dafa am fu ñu ko lal nag waxuñu ay waxu noonu rek dem fi ñu ko lal mooy Diourbel gii dafa am université de faculté de médecine bu fu ubbi te faculté bu médecine bu ubbee dafay former ay médecins ñu war a ñëw fii di fi jàng mu war a am ay professeurs yoo xam ne dañ fi ñëw di fi jàng donc loolu day créer opportunité boo xam ni dafa hôpital Diourbel daf ci war a bénéficier wu. si loolu lañ ne il faut ñu am une vision claire pour ne nañu jëm vers un hôpital de niveau 3 hôpital de niveau 3 nag da nga koy préparer du ay wax kese ay jëf la ak ay offre de service yoo xam ne dafay nekk ci biir kër gi li nga doon wuti Dakar boo ñëwee fii nga am ko parce que nag nit ki bu waree jóg Dakar wala mu dem Touba dépense yi day gën a métti ci moom parce que la ngay fay fii da nga fay lu ko gën a cher te bu boobaa da ngay déplacé wu te le plus souvent boo nekkee malade di déplacé wu doo dem yow kese da am na ñaar wala ñetti nit yooyu àndal yooyu tamit da nga leen di fayal paas su ko defee coût bi dafay gën a cher ñu ne ci wàllu urgence c'est un problème ñun ñëpp xam nañ ni urgence Sénégal yéen wax ngeen ci Sénégal ñëpp wax nañ ci ku nekk ngi kaas prise en charge urgence bi dafa xaw a metti ci Sénégal ñu ne nañ ci def ay jéego problématique bi ñu ci amoon mooy ñun bâtiment yi nga xam ne lañ ko yor ci wàllu kër gi adapté wul ci prise en charge des urgences ñu ne nag nañu créer beneen bâtiment bu bees boo xam ni daañu ñu permettre ñu respecter normes yi en termes de prise en charge des urgences su ko defee bâtiment boobu liñ ci bëgg a def daañ ko mën a def population bi daañu leen mën a faj normalement dañ ci mën a def réanimation ci biir pour malades yi nga xam ne ñoo gën a sonn daañu créer circuit bu leer parce que nag population bi li ñuy jàppanteeg ñun à tort ou à raison mooy ku nekk boo ñëwee da nga yaakaar ni sa feebar moo gën a jàmp feebaru jàmbur médecin bi tamit di trier di xool kii moo gën a jàmp kële moo gën a jàmp kii jàmpul su ko defee mu am problème dañuy def un système de codification boo xam ne boo gisee ñu ne la yow toogal fi nga xam ne moo verte fekk yow ki war a trier na la ba pare jàppal ni yow sa feebar jàmpul bu fekkee kii dafa nekk couleur bu jaune ñu teg ko ci yoon bu jaune bi dañuy jàpp ni kooku bu jàmpee tamit mën na xaar wala fu muy xaar il faut mu tëdd parce que xëy na damm na wala xëy na li ko dal du ko faat léegi mais xëy na metti na boo xam ne il faut que ñu tëral ko fenn bu fekkee loo xam ne nag am na urgence yoo xam ni vraiment c'est des urgences vitales nit ki mënut a xaar 5 minutes 10 minutes day ñëw ñu jël ko léegi kuy def crise d'asthme da ngay ñëw ñu jël la léegi kuy nàcc da ngay ñëw ñu jël la léegi kuy def collapsus cardiovasculaire loolu médecins yi xam nañ ko loolu dañ lay defal yoon bu xonq bi nga ñu jëlale ci salle bu xonq ba nga xam ne boo demee da ngay jëm directement urgence noonu lañ koy organiser li ñuy gêner ci organisation bi mooy actuellement suñu organisation interne mënu ko mais dañuy fexe ba ak bâtiment bi nga xam ne moom la ñu conseil départemental tabaxal muy bâtiment bu pare ñu ngi nekk ci équipement yi di ko mottali war fa indi oxygène war fa indi ay équipement ci lañu nekk bu paree urgence bi day daal di taxaw foofu bu taxaw foofu nag vraiment li ñu fa bëgg rek mooy li ma wax nii ñu fexe am prise en charge des urgences bu mucc ayib fii ci hôpital Diourbel loolu mooy benn pàcc bi beneen pàcc bi mooy dañu ne oxygène prise en charge oxygène dafa war a tas hôpital bi malade bi fu mu nekk soxla oxygène daf ko war a am fi mu nekk nii oxygène bi daanaka ñu ngi ko dugal ci kër gi yëpp dugal nañ ko pédiatrie bu bees bi dugal nañ ko néphrologie dugal nañ ko maternité dugal nañ ko médecine dugal nañ ko fépp foo xam ne dañu jàpp ni malade bi bu fa nekkee détresse respiratoire dab ko problème mu nooyi war na mën a am oxygène loolu ñu ngi koy régler fii ci hôpital Diourbel li ñu gàllankoor ci affaire xale yi muy prise en charge néonatologie ak affaire pédiatrie wax naa la ko pare woon nañu pour ubbi bâtiment bu bees tàq boo xam ne tabaxoon nañ ko ba pare mais Covid bi moo ñëw ralentir suñuy activité côté boobu donc dañuy bàyyi ba période Covid bi jeex activité boobu ñu reprendre ko mais li ñu ci namoon rek mooy créer service de pédiatrie boo xam ni
néonatologie lañ ciy jiital parce que seetlu nañu si àdduna bi rawatina fii Diourbel xale yii faatu si diggante benn fan ba juróom benni fan dañu bëri te loolu néonatologie moo ko mën a xeex te xale yooyu il faut parfois du ñuy mat il faut nga dugal leen ci ay couveuse dañuy fragile infection bi dafay gaaw il faut nga teg leen foo xam ni loxo du fa gaaw a yegg condition yoo xam ne dina la permettre nga am résultat côté boobu te loolu également liggéey nañ ci liggéey bu pare bu Covid bi weesoo ñu mën koo yeggali ñu ne dañ ciy boole chirurgie pédiatrique mooy amuñu woon chirurgien boo xam ni moom spécialité mooy opérer juste ay xale te loolu également am nañ ko fi mi ngi fiy liggéey am activité bu am solo boo xam ni li ma doon wax relation bi ñuy am ak université kooku université la jógee mu nekk professeur à l'université Alioune Diop de Bambey di fi liggéey à l'hôpital de Diourbel di def ay prestations yoo xam ni tey jii amuñ bu fekkoon du moom dañ koy wuti Ndakaaru wala nga dem Diourbel wala nga dem feneen di ko wuti mais loolu fi mu nekk ni am na fi ñu def ce qu'on appelle am na loo xam ni dañ koy def mu nekk cytologie ak histologie loolu ñu bëri xamuñu ko mais loolu moo lay permettre ñu mën a détecter nit ki est-ce que am na cancer wala amul cancer loolu tamit dafa bokk ci activité bu bees tax boo xam ni relation bi may wax nii ak université Alioune Diop de Bambey moo tax ñu mun ko am fii ci hôpital Diourbel professeur ba fa nekk également di ko def day liggéey université de Bambey di jàngal xale yi ñëw hôpital également di ko liggéey mu mun la defal ponction mammaire nga mën a xam est-ce que sein bi am na cancer wala amul cancer mu mun la defal frottis cervico-vaginal pour xool est-ce que bititu njurukaayu ku jigéen ki est-ce que am na cancer wala amul cancer mu mun a jël bu ñu opéré ba pare la ñu génnee ci malade bi ñu war ko mën a analyser pour xam est-ce que am na cancer wala amul cancer loolu hôpitaux yu bëri amuñu ko bu weesoo Dakar ak Saint-Louis ñun ñoo ko fi tàmbalee hôpital Diourbel donc mu nekk également ay avancées yu am solo yoo xam ni mi ngi koy tàmbalee ci kër gi li ñu mën rek mooy ful ko bu gën a am doole ñu gën a am matériel pour gën a mën a avancer ci secteur boobu loolu également mooy beneen secteur boo xam ni ay avancées la yoo xam ni mi ngi ci hôpital Diourbel ma jël beneen secteur boo xam ni waa conseil départemental dañu ci jàppale mooy ophtalmo toog nañu lu yàgg amuñu woon médecin ophtalmo mais léegi am nañu médecin ophtalmo bu bees te lépp luy matériel boo xam ne dafa war a dugg ci biir mi ngi fa c'est-à-dire fi mu nekk nii on a un service d'ophtalmo pratiquement au top amatul dara loo xam ne nit mën na ko soxla ci wàllu bët war ko wuti feneen ba ci échographie oculaire daawuñu ko def mais léegi monté nañu appareil bi ñu ngi koy def donc mën nañu def échographie boo xam ni échographie bët la te médecin bi fi nekk il est compétent pour le faire loolu également mu nekk offre de service bu bees tax boo xam ni mi ngi ci kër gi te nit ñi war ko xam également te c'est possible à l'hôpital Diourbel te lépp lu doon cataracte ak lépp loo xam ne ay glaucome ay wàllu bët nit ñi mën nañ ko def fii ci hôpital Diourbel donc muy wane ni rek yooyu yëpp ay secteur d'activité la mën naa ñëw ci cardiologie bi boo xam ni MAPA ak Holter ECG bu daanaka boo jënee Dakar doo ko gis feneen ñu ngi koy def fii ci hôpital Diourbel loolu également ay offre de service la yu bees la yoo xam ni am na hôpital Diourbel dañuy def sax te loolu je pense que defoon nañ ci waxtaan ce qu'on appelle la cœlioscopie xam nga cœlioscopie mooy lan xam nga bu njëkk ba chirurgien bi buy opérer day xotti biir carrément ba mu ubbeeku mu jéem a xool li ci biir xam naka la koy liggéey léegi dañuy wut ay caméra ak ay appareils yu sew. opération laser quoi. waaw wute nag laser tuuti sax mais da ngay au lieu ngay ubbi ay bën-bën yu ndaw ngay def yow dootoo liggéey ci malade bi ci caméra bi ngay liggéey bën-bën yu ndaw yooyu ngay def moo lay permettre ngay xool caméra bi di xam lan ngay liggéey bu fekkee appendicite la nga dem ba dindi ko malade boobu bu paree 24 heures après wala sax su ko neexee bu ñu ko opéré suba si bu ngoonee mu ñibbi këram. et daanaka amul benn complication parce que chirurgie non invasive la chirurgie non invasive mooy chirurgie boo xam ne kenn traumatisé wu la lu bëri. loolu ay sénégalais ñoo koy def wala. sénégalais ñoo koy def nekk fii Diourbel nekk ay chirurgiens yi nekk fii biir Diourbel ñoo ko fiy def ay xale yu ndaw lañu ñu jàngal leen ko ba ñu mokkal am na si koo xam ne dañ ko yóbbuwoon Espagne pour mu def formation bi mi ngi koy def mooy docteur Mbow chirurgien généraliste bi moom mi ngi koy def docteur Bey également moo xam ne moo yore mag ñi urologie fi mu nekk ni prostate mën nañu la opérer te kenn du la ubbi. seen collaboration ak espagnol yi naka la demee woon. waaw xam nga collaboration bi
c'était une opportunité boo xam ne ministère de la santé moo ñu ko joxoon ñu ne boo leen amee possibilité yóbbu benn chirurgien en Espagne pour ñu former leen si loolu may wax noonu cœlioscopie boobu opéré boobu ngay def te doo ubbi biir bi am na ñun tam ñu saisir opportunité boobu jël suñu médecin yóbbu fa mu jàng parce que xam-xam également dañu koy jàng da ngay wut ay personnes ñu compétent nga mettre leen dans des situations yoo xam ni dañuy augmenter seen compétence je pense que ñun loolu lañ def biñ ñëwee également ñu am si véritablement succès également espagnol yi sax ñëwaat ba fii topp si ñu pour encadrer xool ba xam lañ leen jàngaloon est-ce que baax na wala baaxul àndaat ak ñoom si wàllu opération bi defaat fi yeneen opération ak ñoom ba léegi ñoom am nañu autonomie pour mën a di def opération bu mel noonu fii si hôpital Diourbel. docteur toujours dañuy jooy si li nga xam ne mooy wàllu gynécologie dañ naan Sénégal soo xoolee gynécologue yi bariwuñu est-ce que mën nañ wax ne Diourbel bëri na ay gynécologue wala hôpital régional bi ñaata gynécologue ñoo fi nekk. xam nga Diourbel man bi may doog a ñëw daanaka ñaari gynécologue ñoo fi nekkoon mais fexe nañu ba wut beneen gynécologue supplémentaire ñu dolli ci fi mu nekk nii ñun am nañu ba ñett. yoo xam ni ñu ngi fii ci kër gi te yemuñu foofu fi mu nekk nii à chaque fois dañuy travailler ak université pour que médecins yi nga xam ni dañuy def gynécologie ba nekk 4e année nga xam ne ñu ngi waaj a génn ñu leen ciy envoyé stage rural ñu mën a mottali li nga xam ne moo fi am et je pense que même semaine prochaine daañu ci am keneen koo xam ne dina ñëw def fi ñaar ba ñetti weer donc période boobu dañuy daal di nekk ñeent voilà ça veut dire que am na période boo xam ne sax dem nañ ci ba nekkoon nañ fi juróom. loolu pour permettre que rek ñu am assez de ressources humaines pour que faj bi mën a gaaw personnel bi mën a nekk à l'aise mën a jël prise en charge maladie et loolu defuñu ko rek ci domaine gynécologie boo xoolee réanimation systématiquement dañuy am koo xam ne université daf ñu koy envoyé bu Dakar pour mu mën jàppale ku fi nekk dañ koy def ci urologie am na ku fi nekk présentement kuy waaj a jeexal koo xam ni dafay jàppale urologue bi orthopédie également noonu te voilà secteur bu nekk dañuy jéem a xool bu fekkee même radiologue bi instant yi fi may wax ak nii yow scanneru Touba dafa am problème daanaka scanner région bi yëpp fii lañ koy defee te ki ñu ci jàppale bu weesoo radiologue titulaire bi am na beneen radiologue stagiaire bu fi nekk boo xam ne également day jàpp ci liggéey bi. docteur ba tey say réalisation sa personnel bi ngay ànd ak di liggéey yëpp hôpital bi day defar ay alcool di defar ay gel alcoolique loolu nan ngeen ko réaliser. waaw loolu xam naa ko brosser sànq rek bi ñuy wax ci Covid bi parce que fi mu nekk nii xam nga solution hydroalcoolique dafa bokk ci élément essentiel ci xeex Covid bi te loolu préparation pharmaceutique la c'est-à-dire pharmaciens yi normalement jàngal nañ leen loo xam ni war nañu mun def préparation bi parce que boo xoolee ay intrants la yoo xam ni moom ngay boole mooy alcool bi peroxyde bi ak beneen produit boo xam ni moom nga ciy boole nga am benn distillateur boo xam ni mooy distiller nga mun ko produire wut ay flacon def ko ci conditionné ko te loolu ñun vraiment hôpital Diourbel am nañ ci compétence bu mat sëkk parce que solution hydroalcoolique li ci ëpp li ñu jox ci personnel bi ñun ñoo koy produire suñu bopp donc mu nekk également un atout extrêmement important te loolu defu xëy na Covid bi moo tax mu feeña mais dañ ko daan def li jiitu Covid bi c'est-à-dire activité la boo xam ne mi ngi fi nekkoon parce que xam na Covid bi daf ñu am lu ñuy fàttali normalement personnel de santé lavage des mains dafa war a nekk lu constant ci moom moo xam Covid la moo xam du Covid et ñun bi ñu koy def loolu lañ ci jublu woon c'est-à-dire dañu ne woon infection nosocomiale mooy li nga xam ni moom la ñuy njort ni parfois personnel bi mën nañ ko di transférer maladie loolu il faut que ñu koy moytu ci biir kër gi. donc pour ça il faut que lavage des mains ñu koy systématiser journée de lavage des mains bi weesu fii lañ ko organiser ci hôpital régional Diourbel ministère ñëw ak le Pronalin ñu defee ko fii hôpital Diourbel avec la région médicale pour que dire que activité bu ñu ñor la te lavage des mains mënoo ko def te boole woo ci solution hydroalcoolique donc loolu moo taxoon ñu ne woon solution hydroalcoolique bi il faut ñu koy produire en permanence hôpital Diourbel di ko doon ko distribuer personnel bi xëy na dëgg la benn jamono amoon nañ ci problème bi suñu distillateur pané mais ak Covid bi dañu relancer activité boobu te xam ni amoon nañ ci expérience boo xam ni ñi ko doon def ñu ngi fi ñi ko doon liggéey ñu ngi fi donc dañ ko relancer rek et je pense que c'est des activités qu'il faut pérenniser. docteur am na jamono yoo xam ne hôpital bi soo fi ñëwee day mel ne sabar bu tas ngir ñi nga xam ne ñoom ñooy gunge ñi nga xam ne ñooy malade amoon na ay mesures yi nga ci jëloon ndax Covid bi du jeex mu tàbbi géej. waaw mais mesure xam nga loo gis rek il faut ñu koy réglementer fi mu nekk nii et puis loolu de sax dañ koy ñaan askan wi
parce que tamit il faut que ñoom ñu jàppale ñu ci xëy na Sénégal ubbeeku waat na xëy na sax du ñu mën a bloquer nit ñi fi mu nekk nii mais ku amul soxla vraiment hôpital bu tax nga ñëw fii moo xam nga war a ñëw faju wala nga am malade boo xam ne da nga ko war a jàppale boo xam ne dafa am solo nit ñi nañu toog seen kër ñu moytu déplacement yi ni ngay moytoo déplacement yi si public bi ñu ne leen toog leen seen kër wala moytu les déplacements non essentiels hôpital également bu fekkee da nga ñëw rek pour nuyu malade bi ne ko salaamaaleykum na nga def wax dëgg yàlla jaratu ko mën nga ko woo téléphone nga saafoonteeg moom massawu ko si feebar bi et je pense que loolu moo lay musal yow tam et je pense que loolu également dañuy profiter si antenne bi ak si sa question boobu pour wax ni nañu population bi jàppale si loolu mais beneen aspect bi également képp kuy ñëw dañ lay imposer nga sol masque loolu moom ku solul masque jox nañu ay directives yu leer ci porte bi ku solul masque bu fi dugg parce que loolu dafa bokk ci mesures barrières yi nga xam ni également systématiquement dans les lieux publics mooy li état bi wax dañu war a sol masque hôpital également dafa nekk ci lieu public boo xam ni fii sax la ñu war a gën a solee masque parce que xëy na ñi feebar Covid bi dalu leen dañ fiy ñëw mais nit ki tamit mën na ñëw leneen fekk yor na Covid bi du ko xam mu dugganteeg nit ñi loolu tamit mën na nekk donc geste barrière yooyu mooy tax ku nekk mën a moytu sa morom nañuy toogee également ci biir kër gi distance daañu yokk banc yi ñu ngi defaraat ay banc yu bëri pour permettre distanciation sociale bi ñu mën ko respecter ci wàllu salle d'attente yeeg yooyu yëpp également ci mesures yi nga xam ne jël nañ ko ci yooyu la bokk. tey jii ba tey suñuy ñëw ci li nga xam ne mooy hôpital bi li mu daan gagné ci ay doomu aadama yi fii ñëw ak léegi tey docteur soo ma doon defal bilan ndax li ngeen daan gagné ci wàllu luy dugg ci keesu hôpital bi ak léegi ndax am na différence ndax yaakaar naa léegi kenn ñëwatul hôpital de. non forcément dafa am impact parce que Covid bi moom baisse de l'activité économique bi ñuy wax loolu fépp la am te bàyyiwul hôpital fi mu nekk nii secteur d'activité yëpp moom Covid bi laal na ko parce que li ma wax sànq malade dañuy ragal dootul ñëwati te bu malade bi ñëwatul hôpital du am activité te bu activité amul également ressource du am mais c'est-à-dire aujourd'hui il faut ñu xam ni mooy li ma doon wax rek il faut que population yi mën a dalal seen xel ñu mën a ñëwaat faju si parce que faju bi également dafay am solo mais ñun lu mu metti si ñun du taxul dépense yi wàññeeku parce que dépense yi nga daan am si wàllu fay salaire si wàllu setal hôpital bi si wàllu sécurité hôpital bi si beneen wàll ak si beneen wàll parce que hôpital daanaka wutewul ak dara entreprise parce que li am si entreprise yëpp charge sociale yi ngay fay da nga koy fay caisse de sécurité da nga koy fay IPRES et cetera personnel bi nga yor également mënuloo leen bàyyi noonu loolu dafa metti si ñun période bi parce que daanaka bu ñuy xool perdre nañu lu mat 40 à 50% de nos revenus daanaka genn wàllu malade yi doon ñëw rek ñoo fi des donc suñu daanaka activité bi wàññeeku na de manière substantielle mais xëy na nguur gi tamit mu ngi ñuy accompagner parce que permettre nañu également xëy na bor yi ñu amoon ak la CMI mu avancé si mu xaw ñu jàppale tuuti loolu moo tax ñu xaw a résilient actuellement ba nga xam ni ñu ngi ba pour le moment ñu ngi résister di defaat ay arbitrage budgétaire yenn poste budgétaire yi nga xam ne dañu jàpp ne c'est des postes non essentiels ñu bàyyi ko ba jamono neex parce que boo yoree kër également boo waroon joxe billet màkk nga bàyyi ko da nga koy daal di économiser boo waroon def association bi nga waroon ko subventionné nga bàyyi ko dugal ko feneen su ko defee da ngay restreindre budget bi pour mu xaj si li nga xam ni waaw mais loolu ni ñuy gérer kër daanaka noonu la ñuy gérer hôpital activité non essentielle yi da nga koy obligé nga bàyyi ko ba jamono neex. directeur xam naa lu nu cëri la woon si waxtu léegi mu jot waaye xam naa question bu mujj bi rek mooy yenn saay dañuy gis malade ñëw ànd ak accompagnant mais accompagnant bi day tàng xol ban conseil nga jox ñaari parties yëpp muy personnel bi nga xam ne ñoom ñoo leen di war a accueillir muy wàllu accueil bi ak ki nga xam ne aussi dafa ñëw pour faju ànd ak nit ki aussi di jaay tàng xol di indi histoire si biir hôpital ban conseil nga leen jox ñoom deux parties yëpp. waaw dama lay remercier ci question bi xam nga ñun hôpital ak askan wi ala budda il faut ñuy ànd mënuñu tàqali ko nit ki moom bu feebaree ni nga soxla hôpital dañu ñaan nag ñëpp wér mais nit ak feebar ñoo ànd mais damay njëkk a wax ak sama personnel parce que ñoom li ñu leen di wax mooy ñoom ñoo nekk dans une position boo xam ni ñuy muñ li ñu dul tolérer keneen sax bu fekkoon ci mbedd mi la nañ ko tolérer biir hôpital parce que nag ñun hôpital lañ nekk xëy na population yi ñuy recevoir dañuy am situation bu particulière xëy na dañuy tiit
wala dañuy ragal wala en tout cas mentalement dañuy am problème boo xam ni parce que da ngay jàpp ni am nga malade bu sonn donc yow xëy na am nga loo ko mënal dugg ni fi génn fi mais quel que soit alpha ñoom ñoo war a dawal voilà compréhension dawal solidarité muñ parce que seen position moom moo xaw a metti lu nekk nag nga fi gis da nga gis malade bu ñëw saaga la da nga gis malade bu ñëw yaakaar ni moo la gën dayoo loolu dafiy am donc c'est pas souvent le personnel ñoom ñooy tooñ parfois population bi également dañuy tooñ da ngay ñëw dans des situations boo xam ni imposer nit ki loo xam ne soo ko fekkoon feneen doo ko imposer mais personnel bi également dañuy muñ ñoom tam ñu mën a en tout cas réserver le bon accueil ak population bi nga xam ne ñoom la ñuy et que contrainte bu ñu leen mën ci def nañ ko muñ te xam ni seen position ñoo ko donc loolu vraiment ñu ngi koy liggéey ci biir kër gi fexe améliorer accueil bi dafa xaw a jafe nag parce que accueil bi parfois nit ku nekk ak sa tempérament ak na ngay kiiwee ak nañ lay gisee wala yu mel noonu mais je pense que ñu ngi ciy liggéey et je pense que loolu c'est un travail continu li ma wax ci service des urgences boobu ak nañ koy liggéeyee ak nañ koy defaree mën na am sax mu jàppale ñu ci côté boobu parce que parfois architecture yi wala ni la ko yi bindoo moo dul permettre nga def un bon accueil parce que xëy na délai d'attente bi day yàgg nit ki commencé xaddi wala expliquer wuñ ko lu ñu ko war a expliquer du comprendre donc loolu yëpp dafay jouer un peu ci neeru nit ñi mais je pense que yooyu yëpp dina permettre ñu améliorer wu ñu ngi jéem a fexe ba également guichet yi nga xam ne dafa nekkoon ci biti ci buntu bi ñu jéem ko dugal ci biir loolu li muy permettre mooy nit ñi gën a nekk ci espace bu gën a yaatu nga mën a ñëw tranquillement jënd sa ticket toog xaar fay sa ticket toog xaar tranquillement te kenn doo buuxante wala doo je pense loolu également dafay participer ci accueil bi loolu également c'est un projet boo xam ne daanaka finaliser nañ ko balaa muy yàgg daañ ko tàmbale mais ñi nga xam ne également ñooy jóge ci biti di indi seen malade ñoom tam dañ leen di wax ñu ànd ak dal te xam ne hôpital la ñu ñëw ñun ñoo leen buñ fi ñëwee ñun lañ fi fekk te ñun ñoom ñoo ñu fi tax a toog donc bu ñu ñëwee nañ ñu may ñun tam ñu liggéey ci dal ak jàmm ñu mën a dawal compréhension également à leur niveau tout en sachant que lépp loo xam ne fitna daf ciy dugg rek du sotti parce que finalement yow boo dugalee fitna sax li ngay am dootoo ko mën a am parce que ki ngay waxal war a faj sa malade xëy na dugal nga ci boppam loo xam ne moom tam xëy na pour mu faj sa malade day xaw a jafe parce que ñun ñëpp ay nit lañ ñu teg am na comportement yoo xam ne suñ ko amee wala agression yoo xam ne bu ñu la ko defee yow tam da ngay am problème wala mentalement li nga war a mën a am pour assister malade bi doo ko am donc il faut ñu xam ni ñun ñoo nekk et que on est ensemble et que normalement war nañu mën a waxtaan ba juboo sur l'essentiel parce que essentiel boobu mooy fexe ba malade bi nga xam ne moom la nit ki indi mu wër ñibbi këram ba ñu am benn problème. kàddu gu mujj gi lan ngay dénk penc bi un message pour la population directeur Amadou Dieng. waaw di la remercier une fois de plus Cheikh yow vraiment partenaire hôpital nga di remercier également Moubarak voilà di ñaan télé bi mu gën a jëm kanam gën a yaatu ñaanal leen ngeen am télévision bu siw boo xam ni vraiment li ngeen si jot yëpp di ngeen ko am incha allah. Babacar également ñu ngi koy ñaanal di ko nuyu moom tam je pense que initiative bi rafet na mais di wax rek ci Covid bi ñun ñu ngi ciy xaar suñu tànk tubéy mais dañu toll ci phase boo xam ni transmission communautaire la et que askan wi ci boppam ñoo war a jël en charge seen propre prévention il faut que mesures barrières yi ñu koy respecter loolu vraiment c'est un message fort il faut que ñuy sol masque il faut que ñuy raxasu il faut que ñuy def distanciation sociale loolu moom vraiment loolu mooy muccal nit ñi ci feebar bi beneen aspect bi mooy hôpital moom ñun luñ ci mën pour mu jóge fi mu jóge nii niveau 2 dem ba niveau 3 daañ ko def et une fois de plus dañu bëgg a Diourbel nekk benn ëpp sanitaire boo xam ni képp ku bëgg a faju ci Diourbel fi ngay yem keneen ku bëgg a faju également da ngay jóge feneen ñëw faju fi vision boobu lañ ci am te ci loolu la ñuy liggéey te yàlla mi ngi ñuy wan yoon wi boobu léegi li ci des nag mooy képp koo xam ni doomu Diourbel nga képp koo xam ni yaa ngi ci dëkk bi am kattan mun ñu jàppale ci liggéey boobu ñu ngi lay tàllal suñu loxo pour que ñu ñëw jàpp ci liggéey boobu parce que nag ñun bu ñuy faj également fajuñu pour suñu bopp askan wi la ñuy faj askan wi mooy doomu Diourbel mooy ñi dëkk Diourbel suñu yaay yi suñu papa yi ñi nga xam ni mooy population Diourbel te je pense que loolu ñun ak ñi nga xam ni ñoo fi am baat ñoom lañ koy séddool et je pense que ñoom tam war nañ ci dugal seen loxo.
jërëjëf mi ngi noonu tey jii ñu amoon mbégte bu yaatu ñëwoon fii si hôpital Ange Likaye bu Diourbel ñëwoon sekk ak waxtaan ki nga xam ne moom mooy kilifa gi di le directeur de l'hôpital docteur Amadou Dieng suñu premier numéro émission noo ko dundee tey jii ku leen koy présenté di le professeur cadreur bi di Gora Diallo assistante bi di Fama ñu amoon mbégte bu yaatu nag jëm sekk ak waxtaan ki nga xam ne mooy docteur Amadou Dieng ñuy remercier bu baax a baax Fatou Kiné nekk chargé de com bi yor communication hôpital yombal nañu li nga xam ne mooy liggéey bi réalisation bi nekk ki nga xam ne mooy El Hadji Babacar Sall ñu koy jaajëfal bu baax di leen jox rendez-vous incha allah rabbi si beneen numéro seen émission noo ko dundee asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatuh jërë ngeen jëf